Donc je voudrais remercier au nom de toute la communauté soninké, c'est l'occasion qui me donnait aujourd'hui de le faire, en tant que président de la PES et de la Confédération internationale des associations soninké, pour féliciter et remercier le président de la République, Macky Sall, qui était le premier chef d'État à avoir honoré les soninké par sa présence physique lors du Festival international soninké qui a eu lieu ici à Dakar en 2012. Nous les soninké, on n'oublie jamais, en 2018, nous n'oublions jamais ce ou celui qui nous a fait du bien. Donc merci à Macky Sall et je vous demande à vous et à Idrissa de lui transmettre les salutations et les remerciements de toute la communauté soninké. Assalamu alaikum, mes chers amis, bon, je vais commencer par dire chers soninké, mais il m'a arrêté, mais en fait j'allais dire les autres aussi. Chers soninké, chers Peul, chers Wolof, chers tout le monde, pour faire plus simple. Non, je disais que je voulais faire un petit témoignage par rapport à mon frère, ici à Abatou Saouda, que je connais depuis très longtemps. Que j'ai rencontré plusieurs fois, mais j'ai évoqué une histoire assez récente. On s'est retrouvés à Paris, ça je ne l'ai pas dit en soninké, je vais le dire quand même en français. Avec son épouse, ils m'ont fait l'honneur de venir passer la journée chez moi. C'est pas n'importe qui le fait. Donc, quand on s'est retrouvés à la maison, il m'a dit, grand frère, moi, au mois de décembre, donc il y a un événement au FIDAC. Je voudrais que tu sois présent. J'ai dit, Inch'Allah, si je suis là, je ne savais pas à l'époque que j'allais venir ici. J'ai dit, si je suis là, pas de souci, je serai là. Entre-temps, j'ai été invité à Banjul pour assister à l'atelier langue concernant le festival. Et lui, il est arrivé ici entre-temps, il m'a appelé de Banjul. Et il m'a dit que normalement, je dois être là aujourd'hui. Il m'a dit, dans ce cas, vraiment, je voudrais que tu sois présent à notre ouverture. Ah, j'ai dit, petit frère, moi j'avais prévu un avion pour l'entrée cet après-midi, mais puisque tu me demandes cela, je vais repousser mon voyage pour assister à ça, parce que, avant ça, moi je lui avais demandé de participer à un événement qu'on a organisé à feu notre ancien président Dali Soumaré, qui était président de la presse et en même temps président du FISO et du festival, auquel Macky Sall a rendu un hommage vibrant de son vivant. Et Dieu merci, c'est pour ça que je ne dirai jamais assez mes remerciements de président Macky Sall. Pourquoi? Parce qu'à peine il lui a rendu cet hommage que personne ne lui a rendu, quelques mois après il est décédé. Donc c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Donc Abatou Saouda est un pont. Je dis c'est une sorte d'ambassadeur, comme il l'a dit, mais un pont entre les nations, les civilisations, les cultures, les langues. Et aujourd'hui, c'est l'ambassadeur. Alors, il a dit l'ambassadeur de CICES, moi je dirais, puisque je représente la communauté soninké, c'est l'ambassadeur de Soninkara dans le monde, en Afrique, en Asie, dans le monde. Et je sais que ce qu'il fait par rapport aux soins, c'est ce dont on a besoin. Je disais tantôt avant d'entrer dans cette salle que nous, les soninké, je ne dis pas qu'il n'y a pas de non-musulmans parmi nous, mais je n'en connais pas. Or, se soigner, ça fait partie effectivement des meilleures conditions pour faire sa ibada, donc pour faire ses prières. Donc grâce à ça, on pourrait. Donc je vais résumer ici. C'est qu'on le remercie vraiment pour tout ce qu'il fait pour la communauté africaine, mondiale, soninké, pour aussi de nous avoir servi quelque part de rempart vis-à-vis effectivement de tout ce qui passe dans le monde. Et je voudrais le saluer et terminer par saluer le président de la République, Macky Sall, de nous avoir reçus ici en 2018 lors du Festival international soninké, lui qui était le premier chef d'État. Vraiment, je ne le remercierai jamais assez au nom de l'ensemble des soninké, de la PES et de Djadji Soumaré. Paix à son âme. Assalamu alaikum. Alors, Nissima Soukoni, Mingere Sefo Fili Kefe. Je pense que tout a été dit. Je vais rajouter peut-être 2 ou 3 mots aux différents témoignages qui ont été prélancés précédemment par mes pères, les oustaz, mon grand frère Ousmane Bokar Diagana et également mon frère Saliou Keïta, avec lequel on partage beaucoup, au lieu de partager les mêmes convictions, le même combat, la même grande communauté mandingue. On se taquine souvent, c'est mon cousin à plaisanterie. Mais on partage surtout le fait de faire entendre la voix, comme on dit ici, des lakakat, des petites communautés dans ce Sénégal pluriel. Donc je tenais d'abord à le remercier, à le féliciter pour sa présence, pour le travail extraordinaire qu'il abat au sein du CICES. Hier ou avant-hier, simplement, nous étions ici tous les jours
Il inaugure et il est à la tête d'événements extrêmement importants où il reçoit les plus hautes personnalités qu'il peut y avoir, de la première dame, il l'a dit, à l'ensemble des ministres, ambassadeurs, etc. Mais il garde une simplicité, une énergie, une volonté d'accompagner ceux qui se présentent au CICES qui est absolument remarquable. Et à vue d'œil, même malgré des moyens qui sont réduits, il œuvre à promouvoir le CICES, à lui donner une deuxième vie, une institution qui est emblématique de l'histoire du Sénégal. Donc, merci de le remercier de ma part et de l'applaudir parce qu'il fait un travail absolument remarquable. Merci à tous ceux et celles qui ont parlé au nom, avec la casquette des chefs religieux, avec la casquette de la communauté soninké, pour témoigner de ce que fait Cicero à Botsaouda. J'étais il y a moins d'un mois avec lui en Turquie, où on s'est rencontrés dans une foire. Je crois qu'en début d'année, on s'est vu à Dubaï pour confirmer les propos. Donc effectivement, c'est bien un homme du monde entier. Mais ce qui est le plus remarquable, je crois, chez Cicero, tout a été dit, c'est sa bonne humeur. C'est-à-dire, Allah il sere walla aga fo debrin, mais Allah sere wari agana fo debri do noron kula ado soe nisema ku soroku imogobo. Alors que Ara a particularité, aganani fofo sous debris, ani nous tout ani debris avec plaisir. Donc Kera a retient, Duna que retient, Soninkoku oraitu ira moro retient, mais un afo debris tasu nokusu anganahiri, un afo debris d'ambate anari ani kiteri jiba anasolo dema Kera nous fotena. Donc vraiment le féliciter pour son état d'esprit parce que il a un cœur qui se voit dans son visage et surtout avoir comment ça s'appelle, aimer les gens, c'est pas forcément facile. Et je pense qu'on ne peut pas faire ce qu'il fait si tu n'aimes pas les gens. Un lanti qui est devenu un game sur le monde. Donc aga qui est devenu parce que un euro qui roule sur le monde et un konya un devenu. Nous si makube de new lenki qui a témoigné Gianni anga golle qui est devenu à ma fouille. Parce que anga Québécois, il faut seria kama. Donc on a Tiga, on a Mama, on a Tanda, un Dogolé, on a Talant Durgoto, ou un Palais, anga Golu Québécois, Isro et Frampro, on a battu. Donc le remercier, le féliciter, il fait des belles choses, qu'Allah l'accompagne dans son action et qu'Allah continue à l'élever par rapport à ce qu'il fait pour la communauté soninké et pour l'ensemble de la communauté musulmane et africaine de manière générale. C'est un modèle et que Dieu continue à faire briller son action. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chez Cicero Habbatu Sauda. Donc je me présente, je suis Maria Massamassa, responsable du pôle Europe chez Cicero Habbatu Sauda. Donc je gère tout ce qui est la gestion du côté Europe, c'est-à-dire la sortie du produit jusqu'à la vente du produit et un retour qualité chez Cicero Habbatu Sauda et tous les témoignages chez Cicero Habbatu Sauda. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de qui est Isiara Cicero, qui est Cicero Habbatu Sauda, comment il a débuté dans la médecine prophétique. Donc dans un premier temps, Cicero il était malade lui-même, donc ses parents ont cherché à le guérir. Puis plus tard, lui-même, quand il a été guéri, il a voulu apporter cette aide à sa communauté. La première communauté qu'il a visitée, c'est la communauté soninké en Gambie. Donc il a été étudié, il a pris ses affaires, il est parti à Dubaï, il a fait ses études, il a cherché qu'est-ce que la médecine prophétique, comment élaborer des produits. On voit aujourd'hui, c'est sur Habbatu Sauda, c'est plus de 100 produits. On a plus de 100 produits avec le logo et la marque Cicero Habbatu Sauda. Dans un premier temps, il a travaillé avec des grandes marques comme Hemani à Dubaï, qui l'ont aidé aujourd'hui à le pousser à arriver à créer sa propre marque Cicero Habbatu Sauda. Chez Cicero, on a 3 produits phares en ce moment, c'est le karité, la pompe et le miel menthe. Le karité, je vais en parler, mais le karité, c'est un produit, comme je dis, à avoir à la maison. On a mal au dos, mal à la tête, mal partout dans le corps, c'est un produit qui va faire des miracles. Pas besoin de prendre le Doliprane. On sait tous aujourd'hui que le Doliprane, tous ces médicaments, c'est des produits chimiques. À force d'en prendre, on s'y habitue et c'est pas bon pour le corps. Donc avec les produits Cicero, on sait que c'est naturel, c'est à base de karité, de miel, on peut le prendre. Il faut savoir que le karité, il est à base de 20 huiles essentielles. Il a été coralisé, il y a de l'eau zamzam, donc c'est un produit complètement pur. Donc vous pouvez l'utiliser sur les enfants, sur les adultes. Le spray miracle, lui, il a fait une révolution dans le monde entier. On a eu des témoignages, mais partout.
Voilà, le spray miracle a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. Mais vraiment, sans mentir, c'est vraiment 1 million d'exemplaires dans le monde. Il a fait ses preuves aujourd'hui. C'est de l'eau Zamzam coranisée avec plusieurs produits secrets chez Sissoko Habbatu Sauda, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en trouve un peu partout le spray miracle, mais le spray miracle chez Sissoko Habbatu Sauda est unique. Donc aussi, c'est un produit à avoir à la maison. Tout ce qui est pour shaitan, vous êtes en dépression, vous avez peur, vous êtes anxieuse, vous êtes tout simplement pas bien dans votre corps, utilisez le spray miracle, vous allez voir la différence. Donc Sissoko, vraiment, c'est un jeune Sonic qui a encouragé. Moi, la première, je l'encourage. C'est un jeune Soniqué. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes comme moi qui veulent réussir, qui entreprennent, et je les aide. Quand j'ai commencé à faire Sissoko Habbatu Sauda, je me suis dit, aujourd'hui, on va en Europe, on va proposer des produits. Mariam, l'Europe, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on voit les preuves en Europe. Sissoko, il est tellement demandé en Europe, je pense qu'en Afrique, il n'est même pas aussi demandé. Donc vraiment, je vous souhaite du courage et j'espère que ces produits seront partout dans le monde et que tout le monde vraiment prendront ces produits et vraiment, c'est comme le logo des essayez et soyez le juge. C'est vraiment des produits magnifiques. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sending my greetings to everybody, thanking everybody for being here, being present and actually taking time out. Thanking all of our guests, of course, for being here. We heard all the messages in Sarahale, Wolof, French, etc. And honestly, it's heartwarming. And I'm sure especially for Sissoko being seated here, having to hear everybody say everything that they said about him, and me personally working with him hand in hand every day, wallahi, everything is basically the truth. He is an open person, a welcoming person, and he always has the smile. As you can see right now, he's always smiling. I've been working with him for almost the past 3 years, and it has been blissful. Getting the opportunity to help people, and this opportunity, I cannot resist to thank Sissoko enough. Being, like I said, an open person that he is, and he started this company, this enterprise, as a sick person, basically. So he was sick, his family went everywhere, trying to get treatment for him to get better, but they couldn't find any treatment. And then, mashallah, he decided to look into Habbatu Sauda, and he got his treatment. He felt better, so he said, why not start an enterprise, basically, working with the Habbatu Sauda products, and alhamdulillah, it's paid off today. He has over 100 employees working all around the world. France, the USA, England, Spain, everywhere. We all see Sissoko everywhere around the world. Right now, he hasn't even been here for the past 4 months. He's been in Barcelona, he's been in Istanbul, he's been everywhere around the world, and of course, looking for better products to help everyone. So, Sissoko, we thank you. We thank you for all your efforts. So, when we move on to the products, we have over 150 products. And I'm going to start off first by our shea butter, the Sissoko Karité. Amazing. Good for body pains, good for headaches, good for everything that you're basically feeling in your body. From there, we move on to the Miracle Spray, which is good for people that are possessed, people that have headaches, people that have basically sihr in the body. So it does that, and then I cannot definitely forget the honey mint. The honey mint is good for everybody that has a cold, good for coughs, and of course it tastes good as well. So basically, thank you to everybody for being here, for listening to me, supporting Sissoko, being here with us, and yeah, so let's enjoy the rest of the evening, inshallah, and stay tuned. Bawo Sissoko ki agar kibe dabari nanti ada Afriki be video partner aduna ya ko paadi lukuni bande kangara Sissoko Habbatu Sauda ite malfoni so ni kenya agar kibe dabari be ko kana bari imani min ada barti Allah kana barti rasuli kara wuri da soni kara de kamu nata na Sissoko ko so tan golle Sissoko Habbatu Sauda kuna agar golle ke jopa
babu man cigagal golle ka joppa wante man cigagal golle bay mas ko ne passé ko waxat am daga jaare am puri man ko da jara ne ngani habatu sauda ke kada jara aga rabbuna da khara agara khara le kiduna nga wani suka nan ngal hukita anti nan na de nan karanya yow ga ni si so habbat sauda nga daga arabi saudi an ga daga emira arab ke an daga shin an daga enda daga khara anti ni tawo noni khati an ta tawo ni da ko le afrique tele afrique ni an do ko na no turki si kita donc nga jongala so gacha ko rai kana jepi na kale konya ni oda yera ko be ga faare Muhammad alayhi salatu wassalam to kamman mom donc kenya so ko la ke pop dabari so ko aka ci bo wax patenga alla pop ke utanga na ko bi do inshallah rabbi mo ngara mo limay xam rek dama ko asi so ko ci dan tay mo dabal ni yugo dal mo dabal ya ni na mo le ne ne agari ya ke na re bawo ganni ga lemne ngala daga xara abi abi mbu lum dem gewro la fi de man gan la bawo leki tuna ko tuna kebe Allah wa tele chaise duwe Allah wa tele vache duwe khasira tesir duwe anna tun kam wala si so garon si se tane lemne khise yugo ya hare soni ke angara khali sima e urda pate ti mane mo ti soni ti so ko te kuye ko ti so ko patience ti so ko gara hala mane ngai ngati dala wala sa sino tabe leki si so ko leki ndasi magari kebe dabari so yugo ngonde be ke gita bani gama dabari déjà emploi créé kamilo bo serani si so gari barmanta ko ni be kam kamilo bo serani de nga xara nga mo do ko so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandira ko halbulere bo calmina mo jura mo nelda mo wa ko nyaaga mo afuya dari do hande o do gandi ala foko darni kam ko en sona si so habbo soda si jo sab habbat soda ko neddo mo ganduda o naati e safar ko de 2009 ko naati ko e safar ko pawngal o pawngal non o yidi safar partout ko ronki dum dayde holko safri ko habbat soda safri ko gandi ko woni habbat soda le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam utilise dum mais pourquoi minen dum ci dal hol mo woni référence amen soda le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam c'est 100% naturel et bio à la effet secondaire bibi Touba kada wa wida ida Touba ko dari do fofu ida Touba ko weba yoda taw ka hasi Touba alwa wida ko Touba ka ranwa kan ko ko hasi daga donc bandira be halbe bi bara hadde sabul leri kala jofi taw min kalta pulan parce que kala biyo biñu biman hande ala andi si so ko ay defti produit moko andi ko woni hen donc s'il vous plaît bandira bam sehla mi jinn ko pablo si so hakko soda nana nana si so de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wax ko ci naa si sa xoya bari feem Oustaz Aboubacar sa ndongo li moo bari feem moom daal fexe na ba daje fi làkk yëpp incha allah soxna si waxal na ci السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقت سياحة كيف وجه قوله صاحبنا وخالنا صباح السوداء ما شاء الله فتبارك الله يداوي بأدوية التخدير اللي يداوي مناتي ياسر يقول الإنسان يداوي بأدوية التقليدية مناتي أنا بعد هذه نعرف الناس يسموا حب السوداء لا شيء يداوي بحب السوداء هو من راسه كان مريض مشي يداوي ما بقى بليد ما مشي ما تاني يداوي لأن لاش باشي قال صار حنين البرد حب السوداء داوى بها حمد المولى وشاكر قاس إمارات العرب لبنان ليبيا ما شاء الله تبارك الله قطر ما خلق بلاد ما مشي بما يقرا ليش بر جيدات وقال عندي لين نمشي بشر افريقيا هذا ما بسمح لي نقول يا قال ما شاء الله فتبارك الله عدل الروايه دي ياسم الناس كان يكتب يعدلوا بخير ما عدلوا
حتى كان مش قراش برا شوي يقعد شغل الصالة يقعد هو قاعد على باش شغل في افريقيا للتزاوج في الماتيا محتاجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودان أنا فراينا تقول منا أما ولي كو مثل يري تيجا لامبي يري دومي دو تو كنا متأتيجا كاجا كمرو بنا أما كوي. سيسو حبة سودا أيرني بنا فرام بنا كوفي أيرو كو فنا من كلا سبب يكالي فراكينو حبة سودا ale te o togo gundo la a bɛ bɔ n'a ye ni k'a da diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye ka tila ka na n'a ye farafinna anw fɛ yan nɔ an ka na ka na farafinna ɲɛnajɛ n'a ye ka farafinna furakɛ n'a ye ka farafinna anw denw bɔ nɔgɔ la ni a fura ye ni don do a kalanna yɔrɔ min na n'a ye tuma ye a tun bɛ se ka to ni fura ye yen nɔ sabula nafolo min bɛ yen o ti yan mɛ a nana ye anw fɛ afiriki yan nɔ ka na anw afirikiw furakɛ n'a ye ka habarisaw la ka bɔ dibi la k'a da kɛnɛ kan furaba saba m'an bolo n'an bɛ se ka kuma kan bi o ye kɔn miirakili ye subagaw ɲɛjugu dajugu ani dabali ni jinɛ seetanɛ n'i ye sisan habarisaw la ka kɔntu fiyɛ i yɛrɛ la inshallah arabi o bɛ tununi ka bɔ i la a fura filanan ye mun ye situlu n'u kama ko n ka hate alhamdulilayi n'i ye situlu in k'i la ka dimi o dimi don i la i ni dimi bɛ tunu ka bɔ ɲɔgɔn na a sabanan ye mun ye miirakili mɛnti n'i y'o ta ka sɔgɔsɔgɔ ni mura nɔgɔ o nɔgɔ b'i dusukun na i kɔnɔna fɛnw i biɲɛ ni fogofogo fura in b'a bɛɛ lajɛlen nettoyé ni ka bɔ i la sisan habarisaw la an b'i fo dante foli min na sabula i nana an k'o yɛrɛ empoisonné la ka na nin fura ye ka na d'an ma an bɛ furakɛ ni halala sira ye ka furakɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam n'ale kumakan ye sabula anw tun t'o dɔn sisan habarisaw la e de nana n'o ye ka na a di anw ma afiriki yan an b'a sɔrɔ an nana kɔrɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen Europe fara Afrique fara Asie kan anw fɛ ba Maliba a bɛ yen Sénégal yan nɔ Côte d'Ivoire Burkina Ghana Congo Gabon a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de France États-Unis an bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sisan habarisaw la an bɛ fɔ dante foli ma Cheikh Abubakar Traoré wo se Sénégal ren sini wo khandawsi Jungo ran semoto kei wo kui sisoko ta khanto sesha satu an wo khan gausi wo she chung chi was it one the teacher Habatu Sauda Khanha Shechan Cheer Habatu Sauda Sir Khanha for Ishan. Thank you very much. Alhamdulillah, alhamdulillah, kasiran tayyiban mubarakan fi ghawliha. Okay, mbali mani kolu, ani mani kakamu yalu. Di lebemo mkono mantra praveto, because the sisoho Habatu Sauda la kumaniro la pemolto. Di medame français ka pouvoir, anglais ka préfère. But logically, tola Gambian kakamoto, ni la tafra mafla lumo. Di lumo bale be caring lumo mu ya lonko amanke lumo national international lumo. Wala lumo mu ya lonko ay global character solo. Kadu mol mu benta jam molle mu ya lonko e wongo banku ti ko do banku jaman. Bari ko be jumale kam abe sisoho Habatu Sauda le. Jumale mu sisoho Habatu Sauda ti. E ko ngado mandi fole ko. Sisoho Habatu Sauda ni ko mbafula jumale mawo walo solo ando akuma kan wotente bulu ka manku jumale mu sisoho Habatu Sauda. Bari si mum fono do mandi mole mu ya lonko ate be sitirin jara bo bunda. Jara la bale mati Gambia bango kan ayala kol commence jele comme ala kol dari tajele bara manki ala kol dan tajele kudo ka dadi la ram ka danji mole mu ya lonko ay
kata ku jamale ke jarano bunda iko ni lafta dugudula e kata so nga cheko ñu fondi kyo siso habal saudati ala tesito kono nga jele ay dugudu solole ay dakat so mune wo sabu tesito damale wo sabu e ko adunta ñim ko nyaali le kadum ko sabole bala so atela dunya jaralo bunda do ate fango lenene sasata ala dindiya wato sasanyim ameta kono bake sayin ya ima jarano katon nin ko ina tema momu gambia noti ya longo katon anin ko ina tema nka gambia la warona la jamfo nka mangudu wala nyama sayin moman sodo ndolla bango kam musa ajarano atata fo gana kata jararo walo muna ate fango tara jararo nyini gana bango kam ala nata manta bengay yaron udol bije manta bengole so mole mumu yaron ko manta bengo be siaring ala ko sayin kabrade tara je gana doctor wol mantara jara kan conventional medicine wala mu ndolla jamani labango walla nga fo wonna saral la jaral nya wonin traditional tanning amanke clinti anu say nga prophetic herbal medicine fana nga fana solole kabrada dada je ala tada ke iba jara kan kila sallallahu alaihi wasallam wado munna ay kankularo kay mul kumandi jaralo bundala ka don harma dingo ite keno la badulati ni jaado man kende ya ate silol munu kere ka yitandi harma dingo la ka fo nale min silolta alsi manta sorono akono le jararo bunda ko ate fana o silolta mol bije fa naka kacha wol ka qur'ano karan ate tulo kono wol mol mun ka qur'ano karan ate tulo kono ate fangole qur'ano no wolti so komi nga fa la nyamen dron wado de mol bulu anu siotu mo meta andu tabe fono la bari mole momu ya lon ko alhamdulillah ni momo ya lon ko man tabe la koru ni na be ndon abe jarala ni man tabe la koru nak ina ta ben non assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo ma nee ma wax si soxna Habbatu Sauda dama ciy sawar ndax dafa am fu ñu jaar moom si soxna moom xam na yàlla xam na si soxo yàlla dafa def ma nekk RTS nekk first di animé nekk animatrice commerciale benn weeru koor ñuy def waajal korité Mariam Nia démarché si soxna Habbatu Sauda ma dem tourner ko muy weeru koor jour boobu falaandoo ko sax macha allah si la doog a génnee pompe miracle bi li tax ma xam pompe miracle bi xam njëriñ li jour boobu la ndax dama daan tëdd di gént yu bon lu ne ma koy gént ay deret ak yu bon yu ne waaye gannaaw yàlla ba ma si soxla mayee pompe boobu ndax jour boobu damaa tourné ba pare mu jël mbuus def ci ay produits ba mu fees ba pare teg ma ci bureau bu ci nekk mu ne ma lii lay faj lii lay faj ba ma jëfandikoo pompe ba macha allah lu bon la ma daan gisatuma ko ba fii may wax ak yéen ndax pompe bi fu mu jeexee ma dem uti ko te bu ma ko fa fekkee du ma ko jënd loolu doyu ko kuy faj dangay baax ku amul yërmande doo faj. mais il faut insister quand même sur lui. si soxo dangaa am yërmande parce que jullit nga te nit dina doon jullit ba pare te du am yërmande danga koo boole ñaar yooyu dangaa doon jullit am yërmande xam lu baax te di ko def lim ma defal noonu doyul de sama yaay feebar ma gàddu ko indi ko ci si soxo Habbatu Sauda su ma ko waxee sax sama rongoñ mun na génn ndax man sama yaay rek laa am. sama yaay rek laa am. ma indi ko ci góor bu baax ji mu consulter sama yaay faj ko di ko jox traitement te sama dërëm demu ci si soxo yaa baax gis nga bisu si soxo bii su ma taxawul wax lii du ma góor danga maa legal damay toog ba say mbokk damay xaar ba say mbokk toog say nawle toog ma wax ko
presse bii toog ma seede ko lii la ma gos yi defal bu loolu weesoo mooy continuer di communiquer ci produit si soxo fu ma fekk su ma ne koo jëndal sama émission du ma ko sax wax ñaari yoon daf maa naan njéeme yow yéene nga may defale yéene boobu yaa ko cultiver ci man yaa ma defal lu baax si soxo wax ci sa produit daf may neex te macha allah lii yen bi la téeñ la yen bi ñëwagul si soxo di nga fukk frontière yëpp doo yow Amérique di nga dem Asie di nga dem Australie ndax li ngay def xol nga koy defee te danga koo mën koo maaseel dimbali nga ko koo tolloor it raw nga ko raw nga say maas te dootuñu la dab ilaa abadan macha allah waajaa ngi nii du ma wax ci produit ndax xam naa ko te nit ñëpp wax nañ ci waaye bu la nit defee la lay baax danga ko koy wax jërëjëf. assalamualeykum maare mu soninko ndaxa wuni taxa togoni ndaxa jammune naati soninko naati maare mu fullu naati duna muwanta nda sukurti togondi jam oto allah tiiga oto mama oɗo sara noon pilli tiiga ndin kago ligowom tiiga ha tigande ngana dange ñingira ñugol tiigana Sissoko Habat Sauda tabul ke keɓe ga tabul yere nda su tiiga lant sefena tunga ngamin président tokonko Idrissa Diabira lant taxi kiyere gama tokonko parce que ayano président wagadu jiida xirse o xirse yere Ousmane Diagana Ousmane Bokar Diagana ken ngani sonin ko xirse donc ngana yere lant sefen ngam kun tokoni ko Sissoko ngida ñugo ñaan ser sire na Sissoko do wacce na ha geli 2014 nga Sissoko donc Sissoko golle en tant que commune duna suytu a golle labante ñaan a golle cire ñaan et puis ar jokkutu xurane ñaan aha xurane ñaan joppe ayal legrin donc on a la ñagana danga windo saxa aga kebe xamma harna ken tallan jiiti ngana ko soninke mi ngi leer di tugol fo ni xanne mare mol fo ni beni gata ko neel mang leen di nuyu yeen ñep ci seen tour ak seen sante Sissoko li mu def ni lu mu xam la lu mu jàng la lu mu mën la te am ci ñaan garabam ku ko def benn yoon foo jaar di nga dellu si waat waxuma sax huile yeeg pompe yeeg yooyu yëpp mais pâte dentifrice bi rek lu ne la ndax doomu aadama booy jàkkaarloog ay nit di wax ak ñoom sa bëñ dafa war a weex te Sissoko yi muy def moom macha allah am ngor la nag te am itte ku mu jàpp du la bàyyi 2014 ba léegi bañ ko xamee ba léegi benn façon la du changé mu te baax si jigéen ñi nag Sissoko mooy jàppale jigéen ñi di jàppale mag yi te président Macky Sall dafa ne nañu jàppale xale yi nañu jàppale jigéen ñi te Sissoko ci loolu la ne donc bu amee bëccëg bi dañ ko ci sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale ca kaw ci kanam Sissoko Habat. assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh maram solu wala xamuni ado xebina solu nga xamne mo ko kem pan le wala xaqe sugaye angani wala woni angani mandi kene angani jora law ko min do xantande ka taxay wala Allah tiga Allah gara ke xati ko yi si ko mel no hi ko ngani ala Allah mara kutu andanya na nyelle na Allah tiga Allah ga doon soni ko ngoga ke bira hore be rondi oy mara wutunde nyaari ora soni kara sutum kan nyugo ko ni kenya gani o khisenga ita wala ni Usman Diagana ora ko ni na ko na titum kan nyugo ndakalla bambaludi serbe ga jama marana ala ni ko buiwa ara soni kara ni mara wutu soni kaunga halendi bambalu ke mamene kembiro gari kembira be on daga konno soni gonna ko ni Sissoko Habat Sauda agolle araji kunda na harsi sienna kenko soni karasuya o ga hibali be konno ngana jamani nan no don kullahu nan to kono nan duro oto ona barake mundu duna golle suga siro anke ngara kitella de barake gandane suwa gonna ma Sissoko Habat Sauda seriani a golli saranon na barake mundu adi saranon na gundo ado bangay ami sumpunto ko halle
ame sumpun do ko halle adi sumpun pasa ka tunanan karasu angana cheki lenki serbe bire nga si shoko habatu sawra kam agana barne fi sabilillah ti allah kenna ngore alhamdulillah kenyani ato ogero ajamu ngara ha gorondo geji goron kara yeti ke watendin to ko asrin ni jangiran de nyimmara khen oga mulana kebe koni sori gonda jangiro gana nga anga sobari tam yerla bi jaga khisa uram patende anna duro utanna daga siso habatu sawal sakata anna ko nanti siso gonna kyali ke problem o ke munda na kuni bani siso habatu sawda ari atari go be gane kabeshine igero wanya le gina mucine ya gare be gana nyanga ni farlandi anno gonya gam kutunu farla ke no gondal nda golle sukinya sironandui angana kinya siso habatu sawdai anya kalike siso habatu sawdati serebe trikison nyaga na anytime wange na trikison anyi menya gankarna anda ke wari kerula kunu angana ke mo sangara ke anda mo suere ando yo karando trikison ando ko change bakame na nyille na koni ngadi na nyille na kotondi nandi sasoro kibinto siso habatu sawda serebe gara kompie tunano gondi aga benyen ngero Kenya marhanda ngiri Gambia na le Senegal na koni nandi siso habatu sawda angara habatu sawda na musu Allah wa wala tina magaho khana makelo go ya na nandi siso ko ta ko ne bani le misali ga garanga hono sakko singa yalana hono ta mun ki la kendi ora kuna kana faamu nanti siso ko habatu sawda anti sahari na do ki la kay sakko sigulen na sahari ga kana angara le siso habatu sawda sahari na angi jena ofisi bo kembe ori na Kenya utuna kana ori kulla ko ke ko ngai bono mu ku sere tabe sere ko ni ki ta uni kandi misra ba bare Gambia ari ati na sahari na ga ti mo sahara ta habatu sawda adi siso habatu sawda ndikandi siso habatu sawda ga ni male ko ko ndike siso habatu sawda aw kembe ora ko kunyi na ganda ora do siso na na sere jumalo tuara ga tingira su siso mo le dan na metu inan na andan bibina kendi ora sunyaga asuna do siso habatu sawda da agana kamana suronya jara ona Allah jaga Allah ganna me kusa Allah ganna me ku jigalo inshallah assalamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نماري مسكوني بريبي وقد الله تيجا بسلم بسنن كما كيس دموري قدعني نمارن سونين كون سكوني سونين كن خانانو سونين كسونين خان مكو أدو خان سوكا تبيرا كتي سونين كنا نغا سكوني ني pourquoi nga lepp soonin kan xamne parce que ni soonin kel le meñay ni soonin kel le meñay kembane ma wasé nda soonin kan xamne ñasugo toujours on faire niti kena ke koy dina no xondi 40 sunati ni soonin kal le meñay ken dangi halle soonin kembane xalleti nga sen xara olo honundi nki do ke be ka taxun kundu ndo ko suñi me kama fas touré abokar fay hen karakay almami xore ngin karanga nkallu ngora imam abokar drame bes wat nati ke debe no gondi yere serebe ka din paba won kina paba ga ni serebe ndaga mi mukuna ko tarim paba sarante ke mekin ablay bay o duwana da arna saha kini khriseke adin koy dunay adin daro adin utu kamundi me gonta ablay ba est ce que andan duwana ki anda so kini si so aba sawda haral lem koy gonu immi yang koto si so yang koto kunga lenki man da ken sab ay ken petide alla ga da kebe nya ko kudangani ablay baba ne re mete kuyi khirsen sure mengen kuyi sir suga dunan ron lenki ikunda ablay ba khalle kiyatu mpa ban abdulaziz touré fas touré adin kharam qura din mara
len ko taki ngana sikino kusui min kapalle mun ngayri ga sikin se jana nanti Abdulaziz Touré lengi ko taki are mun ngana kuray hibe ngina ko na walla ni khal ndikan xamne ke wutwa ho ma kin sabu xamni ndiken sabu ngara mo ko bana hire ustaz en payta ko ngara ngayre dara mi ngada ki grindi haaju nga xirse ko rengen adi haaju suwara xamni ngene ke sabu ku suwa duwan ke dangani jeganam pay keni lewati nim pa bani ngidani ngada khidadi haaju to xono lisa jabbira nda haare ko na buri ay haaju ngabe nya as to xono kesuni xanwe nyay ku ngada telengi ya I khatelengi nga ngada sembentel lan kita ngana jiri ki nga ahmasi so hakin adi ngari ami ngara ni xibare ngi wurndo ki tar wala en pay taxu ni karanga ku suway ke mo way balas na bari hay taxu mpa basidi be hay taxu ni yene Abdulaziz Thiam hay ta alak mal geng hakin no ko su xara fas touré ñaxarun kun tanga kun no keta kum pay taxu har nga masere to ko xanawari xadru ko to buru mbokki ma leen di bu baax ngeen baal ma li tax may lak saraxule man doomi saraxule laa nam waate nekkuma doomi saraxule rek doomi ñépp laa ndax bu ma jógee si olof yi da nga yaakaar ne man olof laa sama pap bi nga xam ne ma yar muy Cheikh Abdulaziz Touré maa ngi ko ñaanal bu baax yàlla na ko yàlla may guddi fan ak wér ndax man làkk boo làkk am naa foofu papa bu dem si poli am naa papa foofu soose yi am na ay papa foofu bu dem si arab yi am na ay papa foofu ay naar ma ngi leen ni di leen gërëm di leen sant man jarumay wax sama bopp fii jaruma fi wax dara wax nañ ñëpp jeexal nañ lépp man am fa lu ma leen wax rek di leen gërëm di leen sant Aboubacar mu ngi fii fajkat la Aboubacar ñaa imam fajkat la waaye bàyyi na itteem yëpp ñëw wuy si Soxaba Sawda di yëgal nit ñi man daal li ma leen di wax si gàttal rek dama laa soxla seen ñaan ngeen ñaanal ma lu rek la am lu ma leen wax tey kontaan rek aw ma leneen lu ma leen di wax tey presse bi ma leen di gërëm di leen sant am ñoo xam ne jóg nañ Gàmbi ñoo ba fii bàyyi seen soxla yépp mu leen nga wax tey si soxo 1 heure de temps la wax waaye def na 4 heures de temps nañ bàyyi ñu dem waaye bàyyi man tamit ma leen dénk sama bopp ndax li may def nii xale bu ndaw laa bu ma commencé liggéey bi aw moon 25 ans sax ñi ñëw si man di ñëw faju si dañ ma daan wax ne ana kilifa bi soxla wuñu la yow pusal fële man kilifa bi laa soxla bu ñu demee ba si biir ñu ne ko kii kilifa bi mu ngi ci biti ki nga romb foofu ku ma borom place bi ma nekk di ànd ak sama mbokk yi di ànd ak sama liggéeykat yi ñun amuñu mag amuñu ndaw ñun ñëpp ñoo bokk yem man nekkuma chef de chef yaa ngi nii ñoom Malick ñooy chef bi gars yaa ngi nii ñii journaliste yi ñoom Ismaïla ñi ñooy chef yi ñëpp xam nañ man sama liggéeykat yëpp man ak ñëpp benn lañ mun nañ bokk añ mun nañ bokk reer muy taalibe muy fu nekk am na ku ma nee benn bés mu Isaaxa Sissoko yow lu tax ngay ñëw di toog ak ñii di añ ak ñoom ma ne ko man président damay toog ak président añ ak moom bu ma demee si daara ja mun na toog ak ndongo daara añ ak ñoom man ndongo daara laa musuma génn si loolu te taalibe bu ndaw la mun naa fanaan si mbedd bi aw ma si problème aw ma dara lu may am tey lu ëpp alquran te alquran bu lay si kaw boo leen réerloo daf lay wàcce si suuf yaa gën a torox ku nekk waaye bu lay alquran yëkkati nga wàcce sa bopp yàlla yëgale si kaw yaakaar ne alquran gannaaw yàlla alquran moo ñu yor fu ñu toll nii wax bi métti mënuma wax bu baax waaye alquran yar alquran mu nekk si ñun loolu moo tax tey dañoo ubbiku pour ñëpp ñaanal leen ngir yàlla ñaanal leen liggéey bi mu gën a continuer bi jëm kanam Abdulaziz Thiam su ma sañoon tey yaay jël kàddu fii wax Alaaji Malick Dieng ndax yéen laa bokkaloon génération di jànganto xeebanto ñu foofu ñii sénégalais yi ma wax leen tey man ab Gambien laa waaye sama yaay sénégalais la gis nga ñi Abdulaziz Thiam mii Alaaji Malick Dieng bi toog fii Malick Guèye bu ma ubbi liggéey bi Gambie ñu ne ma Isaaxa ñëwal Sénégal ma ne ko ma ñemee ma Sénégal concurrent bi bari na fi trop te man bugguma coow ne ko ñëwal dina la jàppale suma Abdulaziz Touré sama sëriñ ne ko Isaaxa li nga jàppale Gambie ni fokk nga di li xam-xam bi weesu na Gambie rek bu ma fi ñëwee tamit bokk nañ jàppale ma sama doom bokk daara yëpp fu nekk Isaaxa rek daw na ñëw loolu maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax su ma fi nekk di continuer damaa kontaan sama xol dafa fees Malick maa ngi lay nii bu baax a baax sama dëkkandoor gis ngay man xiibonkat bu mag laa dama daan feebar rek
man mosuma toog juróom benn weer continuer jàng continuer ko feebar rek bu ma ñëwoon di faj fii Malick bu mu ngi ne la taxaw wolof la si ñi laa daloon Fan Ndiaye mu ngi ni ñu ne ma daan toggal dama jox may añ tey dinaa ko wax tey def naa 6 mois daan teg mënuma dox sama tànk bi dañ ko opéré woon waaye jàppal nañ ma fii en tout cas daal ñi fi taxaw yëpp am na lu ma seq ak ku nekk fii su ma ko doon wax du ma pare ngeen baal ma ngir yàlla ma yemale ko fii gërëm leen sant leen ne liggéey bi moom yéen a ko yor seen liggéey la léegi man jarul ma def publicité jarul may wax sama bopp léegi yéen mën nga ko wax te wax ñu ko ba pare jeexal na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum baal leen ma ngir yàlla baal leen ma ngir yàlla boo gisee liggéey bi taxaw fu mu toll ni bi agsi fii dafa am ñu jàpp sama gannaaw ñu nekk sama gannaaw man Isaaxa di ma jàppale am na koo xamante ne moo ëpp at yi ma def ak moom fii mu ngi toog kenn déggu ko moo yor sama pap Gambie man Isaaxa maa ngi Sénégal fii 7 ans ba 8 ans sama pap moo ko jox dépense su ma liggéey kay ne Gambie muy Sénégal côté boobu moo leen gite ñoom ñëpp te du boolu dara ak ay wax jub lool ragal yàlla te gisul li ma am sama alal bu yar si loxoom ay million la waaye dërëm fu mu dugg foog muy man Isaaxa xaalis bi dugg na fii gor dëgg la muy baaxal jéete su ma ko santé gërëm ko fii si kanam ñëpp war naa ko mën a gërëm ndax képp ku nekk fii liggéeykat mooy sa chef kii mooy sa chef mu ngi ni toog war daray wax bëgg naa ngiral baaxal please come here please mu jël ñaari kàddu si soxo dafa am ñett seen gannaaw kii jàmbar bi mag tudd na ma doom sax dem naa Bakel tudd ne ma foofu doom te ñëpp macha allah man dama ngi leen sant rek baaxal bismillah. Kastan bos bala saka sisiko katan na ustasoli imam bel de ma be jang journaliste non de jang wol ma jité non taw de ma be jang soko ko da do kula de ma be jang alhamdulillah mo be ko ma do la na agay soko ko da abe go do ko tin do kula me ya ko startup da jam Malik agité bi min do ko afrika kono jam bam ma mi ja fata je ani gambe bandala anu alhamdulillah si so be plan jama kika ko to ma jama mi jambe ya ko e ko da tan ki ko maske la ta ko mba de la mon en na ko ala bulla ni 2023 mo mon ni be dunya dawda ni e si la bungone si so ko so la pala so ya oda wala si so la dream team Allah Ta'ala customer he give them a maximum satisfaction even down wherever you are in the world you want to give you a satisfaction services so for that being this case we will thank you for your participation for your patience assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jërë ngeen jëf mbokk yi doon seetaan seen émission Tektal ñu doon dalal kii di Sissoko Habbatu Sauda dégg ngeen ku ne ak lim fi wax kon émission bi neex na njëriñ tukkee na fi li des ci émission bi te mun leen ko am nag dem leen ngeen koj ko Tektal TV ci YouTube bi ba subrus ba cloche émission bu ñëw ngeen gëm am ko gërëm nañ ñiy seetaan Tektal TV Ousseynou Ly Allemagne Mami d'enfant France Sayer Fall Espagne Abdou Khoudos wan nekk fële ca Barcelone di sonn ci Tektal TV bu baax a baax a baax gërëm nañ Fat Diop Amérique Modou Samb Amérique ak tamit Dieynaba Jabaate Allemagne képp kuy bëgg a Tektal TV gërëm nañ la bu baax ak sëñ Fallou Mbacke Diop ak Alaaji Suluxu Ndiaye gërëm nañ ko bu baax ak Cheikh Tidiane xaritam ak ñëpp ak Soxna Faat Jaxate ak Nijaay Cheikhou Jaxate équipe technique bi na àndalo Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci Baye Samba Diop nekk ci bu Derkele docteur Wade bu Casamance nekk ci Petit Sow Gaw Sow nekk ci soxna May Diop ci réalisation bi Tektal TV télé tollu ko fii xewal dikk loraange dak ak SHS Sissoko Habbatu Sauda gërëm nañ Basir gërëm nañ Jité gërëm nañ tamit Sissoko Habbatu Sauda ak Malick ak ñëpp xewal dikk loraange dak Tektal TV télé tollu ko fii jaajëf